bismillahi rahmani rahim alhamdulillah 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 allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaaba annaar rabbana laa tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahhab rabbana atina min ladunka raxmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atmim lana nuurana waxfir lana innaka ala kulli cheyin qadir bifadlika wa juudika wa karamika ya arhamar rahimina ya rabbal alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amati nañ mbégte mu rëy ci jàkkaarloo woon ak seen jëmm yu tedd yi ci silsila waxtaan yi nga xamante ni moom la ñuy am ci bis bu nekk ngir bokk leeral ak yéen lenn ci jàngalay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko ci alquran mu jëlee ko borom ci borom bi tabaraka wa taala fa tabarakallahu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal yàlla faj xaajo yi teggiti si saafara jàngoro yi jox ñu li ñuy sàkku àdduna ak àllaaxira may ñu guddik jàmm te tabarakallahu leer yi nekk ak xéewal yi nekk ci guddik àjjuma ji yàlla jox ñu ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne bisu alxamis bu nekk ak bisu altine bu nekk dinañ indi jëfi jaam yëpp ci moom nee na lu mu ci gis ci lu baax mu sant yàlla moom sayyiduna muhammad nee na lu mu ci gis ci ñaaw mu jéggulul yàlla ñooñu def lu ñaaw la ñun nag suñuy jëf yàlla na ci lu ëpp lu baax ëpp te yàlla nañu yonent bi jéggulul yàlla même bu dee ñoo ngi def listigfaar tamit di wax astaghfirullah bu yonent bi moo ëpp doole moom la yàlla gën a bëgg moom la yàlla gën a nangu yàlla nañu yàlla boole jéggal ñun ñëpp suñu wayjur yi jiitu suñu mbokk yi suñu soppe yi jiitu ñëpp yàlla na yàlla yërëm leen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla yërëm ñëpp yàlla na yàlla jéggal ñëpp yàlla na yàlla baal ñëpp yàlla na yàlla sutural ñëpp bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee fa tabarakallahu mbokk yi bu dee ñoo ngi ànd di souveraineté xam ngeen ni fa tabarakallahu démb ñoo ngi woon ci beneen pàccu waxtaan wi ndax dañoo ubbi woon ñaareelu saison bu njëkk bi mooy juróom benn yoon yi nga xamante ni ci la iblis di jaar ba fexe nit ki weddi yàlla dem safara ñu ubbiwaat beneen buntu ubbi juróom benn yoon yoo xamante ni yonent yàlla muhammad moo ko ubbi ngir ku ko topp buntu yooyu dem aljanna buntu yooyu benn bu njëkk bi mooy buntub muhammad baabu muhammad ku ci jaar dem aljanna loolu leeral nañ ko yaakaar naa ñu suivre ñëpp gis nañu turu muhammad ndekete li ci laxasu yëpp gis nañ ko ak muhammad relation bi mu am ak alquranul karim ndax ñeenti yoon la ci ñëw ak relation bi mu am ànd ak alhamdulillah waaye fa tabarakallahu ñu waxtaane tamit ne am na beneen bunt bu ñuy wax baabul fatixi boobu ku ci jaar tamit dem aljanna mooy baatub alfatixi ñu leeral ko bërki démb leeral lan mooy fatxu leeral lan mooy tabarakallahu fatxul kawni fatxul malakuuti ak fatxul rabbaani ñu leeral lan mooy fatxul qarib ak fatxul mubin ak fatxul akbar ñu leeral fatxu ci maqaama ixsaan ci maqaama iman ak ci maqaama islam fatxu ci zahir fatxu ci batin ak ci batinul batin fatxu ci laazim fatxu ci wazifa ak fatxu ci xadrat juma ak fatxu ci démb ak tey ak suba yooyu yëpp ñu leeral ko ba yaakaar naa ñi ko dégg ñëpp xam nañ li xew waaye ñu indi ci tamit ay leeral yu am solo jëmee ko ci termes yi ñuy wax lu mel ni fanaa'u ak baqaa'u ak li ñuy wax qadamul ula yooyu yëpp nga xamante ni ay termes suufi la yoo xamante ni léeg-léeg dinañ koy usiter di ko utiliser te léeg-léeg duñu xam dëgg-dëgg loolu lan lay wundu mu mel ni démb nag ubbiwaat nañ beneen buntu bu rëy buntu bi ñu ubbi woon mooy baabul xaatimi buntu boobu nga xamante ni ku ci jaar dem aljanna mooy alxaatimi kon fatiha bi dañ leen waxoon na leen loolu explication yi la ak xam-xam bi waaye njariñ li ñun mooy lan fa tabarakallahu fu ñu gisee buntu yiw rek ñu ubbi ko li yonent bi waxoon ne
jullit ab caabi la ci bépp yiw waaye tamit day tëj bépp bépp mbon bépp lu bon mooy alxaatimi ñu leeral ko alxaatimi biñ ko leeralee wax nañ ne ku ci bëgg a jariñu mooy buntu bàkkaar bu taxaw rek tëjal sëñ Moussa Ndaw mu baax ma wax ma ne ma sëriñ loolu mooy li nga waxtaane woon ci gàmm gu mag gi ne ku bëgg a texe da ngay fonk kalimatu laa waxuma laa ilaha illallah de déedéet kalimatu laa wax laa mooy non mooy déedéet mooy ñett mooy non ñett non kël laa waaw du bàkkaar taxawee rek nga ne laa déedéet du ma def waaw su ma yàlla taxawee nga ne déedéet du ma def déedéet sàngara du taxawee nga ne déedéet loolu ku ko jàpp da nga dem aljanna waaw kon loolu moo ngi taxawee ci alxaatimi waaw alxaatimi boobu ñu leeral ci ñaari mbir wala ñetti mbir yu am solo benn bi mooy bu dee yonent bi mooy alxaatimi li ma sabax ci yonent yi jiitu woon ak prophétie yi jiitu woon ak téere yi jiitu woon ak yooyu yëpp yi jiitu woon waa léegi lan mooy taxawaayu Seydina Isa loolu ñu leeral ko démb ba mu leer naññ loolu question la il faut que nit ñi posé wu question boobu il faut que ñu posé ko bi ci des tamit ñu ne waaw du ne yonent bi mooy alxaatimi moo tëj prophétie yi moo tëj mission yi moo tëj lépp luy jóge ci yàlla di wàcc jaam yi waaye léegi kon lan mooy taxawaayu imaamul mahdi ñu leeral ko ba mu leer naññ wax leen ne leen mahdi yu du indi lu yonent bi indiwul déedéet mahdi du indi lu yonent bi indiwul mahdi leeru yonent bi la donn waaw ñu leeraloon foofu tamit benn sew-sew bu rëy boo xamante ni jot naa ci ay message yu bëree yàlla seede na lool waaw pour wax leen ne leen mahdi bi yonent bi di wax kooku su ñëwee kenn du werante ni ñëw na ndax kooku dafa am ay charte am na fukki charte yoo xamante ni yonent bi wax ne lii nii ak lii moom la mahdi di doon donc loolu waxtaan woowu jarul werante jarul xuloo fukki charte la waaw jeex na am na ay tegtal yu wóor yu ci nekk léegi nag le problème mooy di nga dégg ñuy woote ne ñooy imaamul mahdi ëpp naa weddi déedéet bu ko weddi ndax mahdi leer la leer googu nag day am na ñoo xamante ni dañ ciy branché wu di ci barkeelu di ci am di jëlee ci xam-xam yu imaamul mahdi ak i leeram te imaamul mahdi lan la jëmm la joo xamante ni day fóot nit ñi fóot àdduna ci laa ilaha illallah doole ju rëy la ko yàlla jox mu fóot àdduna fóot waa àdduna ci laa ilaha illallah loolu kese la waaw donc am na ñoo xamante ni am na ñu dem ba lim ne am na ñeent fukki mahdi yu war a ñëw préparer le terrain pour le grand mahdi incha allah ça dépend ci mbokk yi rek heure bu leen neexee mën nañoo def direct spécial ci imaamul mahdi leeral ko incha allahu taala su ko defee loolu ñu leeral ko ba mu leer nañ ñoo xam ni mahdi du ñëwee du indi lu yonent bi indiwul li muy indi mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moom nag mbootu wal haadi la ko yàlla di jox mooy mbootu wal haadi kooku dinaa ci ñëw bu subaa waaw moom mbootu al haadi lay yor moo tax ñu koy woowee muhammadunil mahdi al haadi mbootu ihdina sirat al mustaqim lay jëlee ci alquran téye ko jël mbootu wal haadi téye ko ci loxoom waaw loolu du ñàkk ci jotaay dinañ leeral même mboot yooyu am na fu mu nekk fa lañ ko war a jëlee moom foofu la ko war a jëlee waaw yooyu yëpp moo ngi fi yàlla alhamdulilah yàlla ñu yàlla boole jàppale daal moo ngoog beneen bi tamit ñu wax ne waliyu wilaaya waa wilaaya ñoom it lan mooy seen taxawaay ci xaatimi li ma sabax bu dee yonent bi ñëw na ba noppi ba matal lépp mottali yëpp al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan waaw bu dee yonent bi matal na lépp kon waliyu ñoom seen tariqa yeeg seen wérdi yeeg seen yëfi lan la lu ñuy def luy seen taxawaay ci biir xaatimi li ma sabax yooyu tamit question la yoo xamante ni njaboot gi dañ koy laaj ma wax leen ne leen waliyu Cheikh Tijani nee na ci jawahirul maani al waliyu laa yati bi shar'in jadidin wa innama yati bi fahmin jadidin waliyu du indi sharia bu bees waaye déggin bu bees ci sharia lay indi déggin bu bees ci alquran lay indi déggin bu bees lay indi ci sunna moo ngoog xam nga livre sax léeg-léeg ñu bind ko ba pare réédité ko bindaat ko wala ñu jox ko ab boroom xam-xam mu bindaat mu bind ci livre boobu expliqué ci wax ci loo xamante ni boroom xam-xam ba ko bind moom ci boppam soo ko fëggoon yee ko dina la wax ne lii sama xel àggul woon fii ci xalaat yi loolu kese la loolu mooy wilaaya donc ñu bëri nag fi mu ne nii ñàkk xam-xam ak soxor ak bon
ak ñàkk teggin tax na ñuy dal ci kaw nitu yàlla yi naan tarixa yi ay bidaa la wérdi yi wérdi ay bidaa la xaw ma lan ak lan lu ñu wax rek ñu ne bokkaale yàlla ñu ne bidaa ñu ne shirk ñu ne tax xamuñu ne ab déggin bu bees la organisation kese la lu tasaaroo woon la ñu dajale ko lu sori woon la ñu jegeel ko lu jafe woon la ñu yombal ko lii rek la waaw Cheikh Tidiane wérdam wi astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illallah loolu kese la Cheikh fi la fekk astaghfirullah fi la fekk salaatu ala nabi fi la fekk laa ilaha illallah waaye nag moo ko organisé yonent bi nekkoon organisé ko nii defee ko nii jël téeméer loolu kese la organisation kese la loolu rek la ñu bëri nag fi ne nii yaree di ko ak dof ak kon tax na ñu ñàkk a xam lan mooy dëgg-dëgg xaatimi li ma sabax moo tax léeg-léeg nga dégg nit wax dara da ngay xam ni kii sóobuwul ci salaatul fatihi suñ ko sóobuwul ci salaatul fatihi dina yaru dina xam lan mooy fatihi dina xam luy xaatimi dina xam luy naasiri dina xam luy haadi te su boobaa yàlla dina ko puux ba max ko ci biir leeru jawharatul kamal mu dund jawharatul jalal dund jawharatul jamal daal di mujj nekk jawharatul kamal moom ci boppam laa wax waaw lii nag soo fa jaarul amoo ko la fa jaarale mais sëñ bi loola neex nga wax mën nga critiquer mën nga saaga ku nekk mën nga wax lu nekk ku nekk loola neex fekk yow ñi xam nañ ni yaa xalangu yaa daanu ci suuf ndax ñii ngay wax ne ñoom ñoo daanu ñooñu mënuñoo daanu déedéet am na ñoo xamante ni sëñ bi mënuñoo daanu déedéet yàlla du leen bàyyi ñu daanu yonent du leen bàyyi ñu daanu yàlla nañu yàlla boole dimbali su ko defee nag tey mbokk yi kon leer na nañ xaatimi limaa sabaxa taxawaayu imaam Seydina Isa alayhi salaam ak taxawaayu imaamul Mahdi alayhi salaam ak taxawaayu kan waliyu yi donc waliyu yëpp ñu ngi ci biir xaatimi limaa sabax kenn du ci woote nubuwatu kenn du ci woote risalatu déedéet ci wilaya la nekk sainteté mais sainteté googu dafa am fu muy yem day nekk toujours dans le cadre hein, de la nubuwa de la prophétie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que fa tabarakallahu li am solo mooy par exemple benn réew du am ñaari état nañu waxante dëgg mbokk yi benn réew du am ñaari état ah benn réew du am ñaari état benn lay doon autorité état benn lay doon dégg nga léeg-léeg nguur def lu bëri dem ba àgg ci sax di rey pour lan dañuy bañ rek ku braver seen autorité waaw loolu kese la donc nubuwatu moom it autorité bu mag la kon wilaayatu day nekk ci biir day nekk soumission ci biir wilaayatu ci biir nubuwatu waaw loolu il faut que ñu xam ko su ko defee rek duñ ko defee jàmm am mais sinon di nga dégg ay dof yoo xamante ni ak ñoo xamante ni xamuñu ban heure jot ñu xamul ay man kon laa leen di jàppee sax man noonu laa leen di wooye toujours di jël ab wali yu di ko jéem a teg ci yonent ak wala ngay jël wali yu di ko jéem a yéegal ci maqaama yàlla yu demee noonu loo xamante ni yow loolu ngay wax yow bi ngay wax sax sa fit toogul yaa ngi tiit sa xol a ngi maas loolu kenn du ko def wala ngay gis kuy jël ab nitu yàlla wala sëriñam di ko jéem a tëkkaleeg rasulullah ëpp naa def laa ilaha illallah yow waxuma la sax waxuma la sax nubuwa mooy prophétie mais wilaya rek la sainteté rek mais sëñ bi am na ci géej yoo xamante ni yow sa sëriñ xamu ko sax yow ki ngay tëkkaleeg yonent bi xamul sax loolu xamul géej yooyu sax xamu ko xam-xam yooyu sax xamu ko waaw nañ def attention ci loolu nañ def très 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 attention ci loolu waaw yow saxaaba yi rek mënu leen raw waxuma la ak nag imaamu Malik rek mënu ko raw waxuma la ak nag ngay jéem a tëkkaleeg yow da ngaa fooy def 124 000 prophètes yëpp nga bëgg ne teg nga jël sa bopp wala nga jël sa sëriñ teg ko ci kaw yonent yi loolu ku ko def rek xamal ni xamul dara gis nga léeg-léeg nit da nga koy dégg muy coow nii di wax di coow da ngay xam ne xamul dara xam nga fi mu ne nii am na ñoo xamante ni ñoo ngi jàpp ne informatique lan la fi mu ne nii am na ñu bëri ñoo ngi jàpp ne informatique lan la informatique mooy Word ak Excel ak lan Messenger WhatsApp ak lan Skype ak lan te loolu du dara ci biir informatique loolu du informatique de soo demee ci ñoom Njóogu Mbooj billahi wala nga dem ci ñoom Mohamed Dia di nga xam ni lii ñuy def du informatique te ñoom sax gis nga ñooñu aayuñu sax ci yooyu parce que xam ñoom ñoo ngi ci dëgg informatique suñ la déggee ngay coow dañuy xam ne yow xamoo dara dañuy xam ne xamoo informatique gis nga léeg-léeg nga dégg nit muy coow nii di wax ni da ngay xam ni xoolal da ngay xam ni
kii xamul dara ci réew ci état mais soo demoon defi cours droit ba jàng institution publique yi jàng nguur jàng pouvoir jàng les prérogatives des autorités xam réalité nguur xam capacité yi ñu am capacité de nuisance yi capacité d'information yi soo am na coow yu bëri da nga rentré wul ci biir moo tax bari na koo xamante ni da ngay dégg muy coow di mbelal di coow waaye du duggee ci biir système bi rek nga gis mu ne miig noppi parce que day mujj xam li xew li mu bëgg a wax foofu mooy tey jii am na ñoo xamante ni ñoo ngi jéem a tëkkale ab waliyu ak yonent wala ñuy tëkkale ab waliyu ak saxaaba ëpp naa def waaw Cheikh na Ahmed Tijani moom moo jeexal waxtaan wi gaa yi nag saay si nag leneen la ñuy jël yeneen wax la ñuy jël di ci indi problème mais Cheikh Tijani moom radiyallahu anhu moom dafa clos le débat depuis nee na déglul bu baax am na ay wax yu bëri yum ci wax nee na Cheikh Tidiane nee na saxaaba yi dañuy mel ni Boeing bu dee yéen xam ngeen Boeing avion yi gën a mag ci avion yi nee na saxaaba yi day mel ni ñoom ak melentaan bi daw ci suuf noonu laa la ko mën a waxee nee na ñeneen ñëpp mbindeef yàlla yi Cheikh nee na ñoo ngi mel ni ay sànqaleñ nee nañ saxaaba yi ñoo ngi mel ni avion yi gën a mag ci avion yi Cheikh nee na gis nga saxaaba yi waxul sax saxaaba yi nee na saxaaba yi ëpp nañu waaye nee na seen fas yi daan war di xare suñu dawee ba daw ba sonn seen gémmiñ xam nga fas du dawee ba sonn gémmiñam day génn fuurit mu ne suñu dawee ba sonn ba seen gémmiñ fuurit am génn fuurit mooy genre muus boobu di génn ci gémmiñu fas gis nga mu ne mu wadd fenn nee na su waddee foofu tooy mu tooy yàlla saxal ci aw ñax nee na ñax woowu moo gën jullit yëpp waaw kii kon il a clos le débat depuis jeexal na jàng yi waaw jeexal na jàng yi xamal nit ñi ne leen ku ci jéem a fontoo saxaaba yi baa nga def leen morom da nga xal ko àdduna te doo dee kenn mënu laa taxa tee dem sawara waaw waxuma la ak nag yonent bi waxuma la ak yonent yi donc yooyu il faut faire très attention donc tey jii mbokk yi ñoo ngi war a waxtaanee beneen buntu boo xamante ni ku ci jaar dem aljanna mooy buntu baabu naasiri waaw an naasir mooy le défenseur de la vérité par la vérité léegi ñu taxaw ci le défenseur de la vérité sunu paree ñu soog a àgg ci de la vérité par la vérité parce que loolu tamit mooy mbootu naasir dëgg ndax yeneen am na yeneen naasir waaye seen yeneen naasir yi bokkuñook naasir bii kii naasirul xaq la bil xaq ñoom am na ci ñoo xamante ni nag dañuy def naasirul xaq bil baatil loolu yàlla waxoon ci alquran ci suratul baqara wala talbisul xaqa bil baatili wa taktumul xaqa wa antum taalamuun yàlla tere nañu ko bu yàgg ne bu leen jël une maison de mensonge peinture ko par une peinture une mensonge de vérité peinture ko par une peinture de mensonge waaw ba ku ñëw su gisee peinture bi ne lii kat rafet na lu baax la mais su duggee ci biir lépp ay fen la mooy li may wax toujours ne jëmmi Seydina Moussa la waaye jikko ja ca biir jikkoy Firawna la yal nañ ci yàlla musal kooku naafiq la waaw kooku baaxul waaw loolu dafay am moo tax naasir bii ñuy wax an naasir bi mooy naasirul xaqi bil xaqi naasirul xaqi bil xaqi mooy le défenseur de la vérité par la vérité dañ ko leeral léegi incha allah donc léegi an naasir boobu kooku kenn du ci werante dañuy gaaw léegi wax leen ne leen an naasir mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ni moom la yàlla jox muy le défenseur ultime de la vérité waaw am na ñeneen ñu ko daan dimbali nag ci défendre la vérité su fi jógee tamit dina am ñeneen ñu koy dimbali ci défendre la vérité mooy toujours les trois dimensions avant pendant et après toujours dimension yooyu moo am mooy li ma wax dem ci sëñ Abbas Sall li mu wax radiyallahu anhu ayatuhu qablahu ayatuhu maahu ayatuhu baadahu ayaati loolu la sëñ Abbas Sall wax mu ne kawteefu yonent bi avant muy judd moo ngi fi bi mu ñëwee tamit ànd naa ki kawteefam bi mu demee tamit wàcc na fi ay kawteef yoo xamante ni dootul jeex ba yowmal xiyaama te jamono bu nekk kawteef yi di wane yeneeni mbir yeneeni mbóot yeneeni secret yeneeni xam-xam di génn te lépp day jógee ci kawteefu sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon le vrai défenseur de la vérité c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui défend la vérité il défend la vérité, il défend la réalité, la vérité de la vérité, les vérités vraies.
parce que il y a des vérités qui sont fausses waaw kooku dañuy dugg tuuti ci philosophie waaw il y a des vérités qui sont fausses parce que un mensonge dañuy wax sophistes yi lu ñu wax dañ ne il n'y a pas de mensonge il n'y a pas de vérité il n'y a que des idées bien liées il n'y a que des idées bien liées des idées bien liées c'est des vérités et des idées mal liées c'est des mensonges ñoom sophistes yi loolu lañ waxkat yi xalaatkat yi saay-saay soosu nga xamante ni nee nañu dëgg amul fen amul wax ju jub rek moo am wax ju jubee dëgg la su jubul fen la xoolal loolu musiba mu rëy loolu kenn mënu koo dégg ci àdduna waaw mu ngoog donc il y a des vérités qui sont fausses il y a beaucoup de vérités qu'on nous a imposé te dañuy dem ba ci biir ñu xam ne lépp ay nar la lépp ay fen la fi mu ne nii sax am na benn lu xew ci àdduna moom la ñuy wooye fake news fake news mooy lan des fausses informations am na ci journaliste bu mag fii ci France kilifa la ci la amee gàcce ba tey jii France 24 la nekkoon ñu mujj gi mu ñëw France 2 kilifa la ku mën bari xam-xam elle recevait les plus grands penseurs les plus grands hommes d'État du monde di leen fitnaal ndax maîtriser les dossiers internationaux les dossiers nationaux elle était très brillante ndeysaan mu am daje ak la ministre de l'éducation Najat xaw ma lan Belkacem xaw ma mu am ak moom relation naan ko dégg naa yow Najat yow yaa bëgg imposer nit ñi am ngeen projet de loi boo xamante ni da ngeen a bëgg comme par exemple l'écriture ay oignon ay yenn termes français yi da ngeen ko bëgg a changer te fekk loolu fake news la mais ndaw si keroog ministre bi lu mu ko wax mu ne ko mais yow Bulgraf yow kilifa gu toll ni yow journaliste bu amee cër ni nga am yow xam-xam bi nga am nin la respecté partout dans le monde yow nga toog dégg ay fake news nga ñëw toog ci émission bu amee doole nii nga ma ciy laaj loolu donc pour te dire que même les plus grands journalistes les qui nous informent eux-mêmes ils tombent dans les pièges des fake news te loolu toj na àdduna bi yàqal na nit ñi Sénégal loolu la ñuy dundee te loolu c'est une technique journalistique loolu ñun xam nañ ko ci jàng communication da nga koy xam mooy prêcher dire le faux pour avoir le vrai waaw kay tey da ngay dégg ñu ne diw takk na diw ñu ne wóorul dañuy wax rek ne takk na ko su ko defee pour yow doo xëyee suba nga may leen ñoom ñu am beneen page journal mooy dañuy wax ne diw de weddi na ni takkul diw kon kan la takk gis nga yow pendant une semaine yaa ngi leen di may ñuy jaay seeni journal te loolu technique journalistique la mais nag lu bon la ndax fen la fen te fen baaxul nar baaxul wax lu dul dëgg baaxul wax la ca ginnaaw dëgg baaxul loolu yàlla ñu ci yàlla musal fake news waaw te ni mu amee nag ay fake news noonu la amee ay fake friends ay fake masters ay fake lépp fake leaders loo gis rek am nay fake waaw am nay fake waaw am na ñoo xamante ne duñu réel daan naa ko wax gars yi ca Sénégal safina man leen fexe leen nekk ay réel bu leen nekk fake mukk waaw fake nag soo ko waxee fake Sénégal da naan mooy góor jigéen déedéet fake mooy ku wóorul ku quelqu'un qui n'est pas vrai un homme faux waaw un bicéphale waaw koo xamante ni ñaari bopp la yor waaw masque la yor waaw un homme qui se cache derrière des choses qui est prêt à te tuer à tout moment te mooy lekk ak yow di naan ak yow yàlla nañu yàlla musal waaw fake baaxul waaw fake baaxul waaw baaxul de toj na àdduna bi mbokk yi moo tax il faut que ñu dellu ci alquranul karim yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fatabayyanu yaa ayyuha nabi yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu te ci ginnaaw am na lu mu waxoon foofu yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi ba aaya ba jeex dem na ba wax ne laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wa laa tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum laa tash'urun inna alladina yaghudduna aswaatahum 'inda rasulillah ulaa'ika alladina imtahana allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim inna alladina yunaadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun
walaw annahum sabaru hatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum. waaw waaw dem na ba wax ko ne ko in jaakum faasiqun bi naba'in, yàlla jox nañu ordre pour fatabayyanu. moom la journaliste di wax di recouper moom la wolof di wax taaraar information dañ koy taaraar, dañ koy segg, dañ koy vérifier, dañ koy togg ba mu ñor. mais dégg rek ni kii nga publier mo nga xoolal léegi doo xoolee BFM TV ak ay CNews ñooñu gis nga loolu lañ lay ci toujours seen journal yi ci suuf dañ lay wax ne si vous assistez à un événement, prenez une vidéo et envoyez-la à jox le site internet bi. gis nga tu vois la violence du monde. Quand on voit quelqu'un par exemple qui s'évanouit ou bien une situation qui se passe, au lieu d'aider la personne, on sort son téléphone pour la filmer. C'est très grave. waaw donc information dañ koy recouper, dañ koy taaraar, dañ koy seet, dañ koy gëstu, dañ koy xool. da ngay xool répercussions yi mu mën a am sociologiquement, socialement, politiquement, religieusement, spirituellement. C'est des réalités à ne pas négliger. Et on voit les dégâts de ces dérives. waaw ku jug rek ñu jox la nga ubbi site internet ne site d'information la, ku jug ubbi ñu jox la nga ubbi sa rajo yi di pulluler comme du n'importe quoi. waaw ñaar ñoo gis rek léegi xoolal YouTube bi koo gis rek moo ngi yor ne à chaîne te nangam TV fu ñu jëm fatabayyanu. waaw koo jox léegi nag sax nee nañu Sénégal dañu am presse people allahu akbar. di def comme américains yi naan ay paparazzi lañ. ñun dañuy américain, ñun dañuy ay kii, ñun duñu loolu xamuñu ko. alquran moo ñu wax fatabayyanu, vérifier leen te xool leen fatabayyanu bii kat li ko indil du dara. yonent bi moo yebaloon benn waa ji ab mboqat la ndekete, waa ji dem ci ab dëkk pour jëlee fa wax ak ñoom ci wàllu azaka. mu ñëw rek gars yi génnandoo ak maas parce que yonent bee ko yónni, mu daw yaakaar ne dañ koy rey, dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal ñama demoon pour jëli fa azaka wax ak ñoom waxi azaka dañ ma doon bëgg a rey. ba yonent bi bëgg a takk xare jubal ca ñoom, yàlla ne ko déedéet, information du ñëwatee mais nañ ko taaraar, nañ ko vérifier, nañ ko xoolaat, nañ ko gëstu. in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. waaw yàlla nee na jullit def leen très attention bu kenn indeeti ci yonent bi lu dul information bu wóor. waaw wax na leen ko bu ko kenn defati, mayeetuma kenn mu ñëw taxaw indil yonent bi information muy fake news. fake news yàgg na de. fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala. mais tey jii am na ñu bëri seen dund yàqu na, fake news la. am na ñu jàppee ay góor jigéen te duñ góor jigéen, fake news la. am na ñu jàppee ne diw dafa ëmbal diw te deful dara, fake news la. am na kun jàpp ne day tux yàmba te musta tux cigarette, fake news la. am na kun wax ne dafa bañ diw wala dafa bañ ab sëriñ wala dafa bañ xawma kan te du dëgg, fake news la. am na ñoo xamante ni seen digganteeg seeni président, seeni directeur, seeni patron yàqu na, fake news la. yàlla neen an tusibu qawman bi jahala, di ngeen lor yàq ay réputation doomu aadama. fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, di ngeen soo leen demee ba gis dégâts yi mu def, couple yi tas, njaboot gi tasaaroo, jooy ya nekk ci biir kër ga, njàqare ga fa nekk. fa tusbihu ala ma fa'altum, ngeen mujj nag ñoom torox ndax gàcce. waaw yàlla nee na wa'lamu anna fiikum rasulallah, xam leen ni sang baa ngi ci seen biir. law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun. ku bëgg a bokk ci rashiduna yi da ngay def attention, y a de ces choses doo ci dugg. gis nga Amérique gee dooy jàng état Amérique ba xam mbóot ma ca nekk. Amérique lan la mooy un pouvoir fort, un pouvoir central fort incarné par un homme fort. lan mooy troisième pilier bi? mooy une information vraie, juste, claire, nette, précise. lii mooy doole Amérique. maa leen wax loolu tey ci jii mooy kilifa ak Amérique dañ koy may doole. gis ngeen Trump li muy def yëpp teewul américains yi 65% 75% des Américains ils sont avec lui.
parce que ñoom xamuñu kilifa gu duñu toroxal seen kilifa déedéet. bi ci des mooy lan pouvoir central fort mooy pouvoir yi tasa décentralisé yëpp il travaille pour le grand pouvoir le pouvoir central. bi ci des mooy lan kilifa gi information buñ koy indil lu wóor lay doon lu wér lay doon même bu dee dañ koy lijjanti ñoom dinañ xam nañ koy lijjantee mais ñoom ni ñu bëggee mu wéree noonu dina wéree noonu. xalal guerru Irak Colin Powell moo demoon après la ñuy soog a xam ne ndekete c'est pas vrai c'était pas vrai mais ci moment bi information yooyu ñu bëggoon mu vrai na ci bopp nit ñi vrai na ci société internationale bi waaw loolu mooy doole Amérique. est-ce que xam ngeen ni président Amérique juróomi téeméeri conseiller lay am juróomi téeméeri conseiller moom ñooñu la ñuy wooye brain drain ay borom xam-xam lañ yoo xamante ni lu xew ci àdduna bi si domaine boo gis ci kaw suuf dañ ko maîtriser téye ko luñ ci wax dara du ci dañ. waxuma nag côté politique bi nga xamante ni c'est les néoconservateurs qui sont là je parle pas de ça moi je parle des domaines techniques des domaines yi nga xamante ni loolu amul politique bien que day mujj sax virer ci politique je le sais mais début bi ak recherche yi ak postulat yu njëkk yi ñuy njëkk a teg paradigme yi ñuy liggéey lépp day tegu ci xam-xam mbokk yi duñ toppee lii fii la ñu fanaan yàlla nañu yàlla boole dimbali li ma bëgg a wax rek mooy nañu def attention faux baaxul toj na dëkk bi toj na àdduna bi ngay nekk ak nit sax léeg-léeg ngeen di sëy sax fekk faux nga wala mu faux ngeen nekk ci loolu ba yàlla ci yàlla musal nga nekk ak sëriñ fekk da ngaa faux wallahi taalibe yu bari dañoo faux nga nekk ak président wala politicien kii da ngaa faux bari na ci wallahi waaye kooku da ngay rey sa bopp rek da ngay rey sa bopp ndax tôt ou tard dina feeñ waaw tôt ou tard dina feeñ wala budda min al layli an yanjali wala budda min al qaydi an yankasir guddi lu mu guddi dina bëccëg dina mus a ñëw waaw il faut être vrai wala Cheikh na Ahmad Tidiane nee na taalibe su bëggee jariñu il faut que mu am ñett yi sidqu mahabba ak ixlaas dëggu ak cofeel ak sincérité nee na ku ko taalibe bu ko amul nee na dee boo nga dem sa yoon jarul ngay soobu ci yoon tasawuf doo am dara da ngay rey sa bopp rek mooy li dal ñu bëri yal nañu yàlla musal kon yonenti baa ngoog sallallahu alayhi wasallam mooy an nasir sallallahu alayhi wasallam lii yëpp dafa bokk ci dimbali dëgg. On ne peut pas défendre la vérité par le faux, par les mensonges, par l'hypocrisie, par la fausseté, par les fabrications, les créations. Non, on défend la vérité par la vérité. Le prophète, il est le défenseur de la vérité par la vérité. Nasiril haqqi bil haqqi. Kon yonent bi lan la dimbali yonent bi moo dimbali diine mooy naasiru diin sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi lu mu dimbali moo dimbali yàlla mooy naasirullah mooy naasiru diinillah sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi lan la dimbali yonent bi moo dimbali dëgg mooy naasirul xaqi. yonent bi lan la dimbali mooy naasirul kutub asamawiya. yonent bi lan la dimbali yonent bi mooy naasiru ahlil xaqi. yonent bi lan la dimbali mooy naasiru ahli tawxiidi ñi am ñooñ dëgg ñëpp. yonent bi moom moo leen dimbali moo leen jàppale moo leen wan dëgg moo leen teg ci dëgg yonent bi moo dimbali ñi nga xamante ni dañoo am mbootuk laa ilaha illallah seen biir xol ak mbootuk muhammadu rasulullah seen biir xol moo leen dimbali moo leen jàppale yonent bi mooy dimbali mooy naasiru nubuwati mooy dimbali waa nubuwa wala yàlla yi kenn mënu cee am benn pepp leer booy naan lu dul yonent bi la ko naanal ko yonent bi moo leen dimbali sallallahu alayhi wa sallam moo dimbali gaa yu baax yi moo dimbali ñi bëgg dëgg waa ji la moo waxoon irfa raayatal xaq yatba'uka ahluhu gis nga li am solo mu ne yëkkatil drapeau dëgg ñi bëgg dëgg ñi xam dëgg ñi wër dëgg fu ñu gisee dëgg rek ne dëgg ngi dem topp dëgg même bu dee dëgg kaka yor ñoom neexu leen mu ñoom dafa xees wala dafa ñuul wala dafa gàtt wala dafa rafet wala dafa am fasaaxa wala amul fasaaxa wala dégg na français wala dégg na anglais seen yoon nekk ci ñoom dëgg lañ bëgg ku ko mënta yor ñu topp la mag ñi fii la nekkoon waaye fii la ba xar mi daggee rek fii la kii moo ñuul ak kii moo xees ak wala kii fii la sant ak fii la déedéet yooyu taxawul dëgg la fu dëggoo demal jëli ci kooku mooy dëgg naasirul xaqi bil xaqi mango bi ci des yonent bi leen moo tax mu war a mën a dimbali nit ñi
lan moo war a tax mu nekk an-naasir parce que yàlla moo ko jox, yàlla moo ko wax. jàng nga iza jaa nasrullahi wal fathu iza jaa nasrullahi an-naasir. waaw iza jaa nasrullahi ah gis nga yàlla dikkal yàlla indil na ko ndimbal, jox na ko ndimbal, teg na ci moom loxo ndimbal, kon mën naa dimbali mën naa dimbali ku nekk sallallahu alayhi wa sallam ah yàlla wax na ko suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman xoolal wa yansuraka allahu nasran azizan yàlla nee na ko dinaa la dimbali ndimbal lu ne fang lu kenn dootul sikki sàkka ne dimbali naa la ko. bi muy faatu 124 000 rek fi nekkoon ci jullit noonu lañ tolloon ëpp ñu ko waaye xoolal tey ji 1,7 milliard ñëpp soo ne laa ilaha illallah ñu ne Muhammad rasulullah te bis bu nekk gaa yaa ngi tuub chaque jour gaa yaa ngi tuub réew mi ñu nekk France kii sax dañuy waxee ñu ne nangam ñoo fi tuub man leen déet nangam ñoo tuub ca grande mosquée de Paris ñu defal leen attestation de tuub mais sëriñ yi fii li fi tuubal kenn dafa xam nu mu toll ñun jooyee di ñii rek liñ fi tuubal dañoo bind seeni tur wala ñu defal leen attestation sëriñ bu fi wàcc tuubal fi ku fi jaar tuubal fi te tuub dafay bari façon dimbali nit ki ba mu jublu ci yàlla loolu tuub la ku daanul julli nga fexe muy julli loolu tuub la ku jubluwul woon ci yàlla nga fexe ba mu jublu ci yàlla ku dëddu woon yàlla loolu yëpp moo ngi fii di am moo tax kenn xamul limu julliti bis bu nekk yàlla moo ngi gën a doole sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko nasru min allahi wa fathun qaribun wa bashiril mu'minin waaw yàlla dig na ko une victoire éclatante une assistance éclatante une assistance totale waaw ma ngoog jox ko protection totale wallahu ya'simuka min annas inna kafaynaaka al mustahzi'in yooyu yëpp dafay dugg ci naasiril haqqi bil haqqi waaw yàlla nee na masathumul ba'sa wa darra wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah yàlla nee na ala inna nasrallahi qaribun ndimbalu yàllaa ngi di ñëw bu kenn jaaxle bu kenn jooy nañu rafet njort ci yàlla du ñu bàyyi mukk ay jaamam lañ tax xam nañ ñun moom rek lañ am moo ñu bind moo ñu yor yàlla ñu yàlla boole dimbali yàlla ñu yàlla boole jàppale kon léegi mbokk yi ci tënk waaw kii nga xamante ni lii wàllu xam-xam la wàllu xalaat la wàllu explication la wàllu alquran la wàllu sunna la waaye nag léegi ñun nan la ñuy dundee naasiri ku bëgg a dem aljana bëgg a jaar ci buntub naasiri nooy def mooy nga nekk un défenseur de la vérité à ton niveau yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na as-saakitu anil haqqi sheytaanun axrasun ko gis dëgg xam ne lii dëgg la war koo mën a wax mu xam fañ ko war a waxee te du ko waxee dara du ko ci fekk lu dul ngërëmal yàlla mu noppi nee na seytaane bu muuma la kooku seytaane la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dëgg mais mbiru yàlla la te nee na dëgg ak dëggu nee na dalay yóbbu ci mbaax dalay yóbbu ci aljanna as-sidqu yahdi ila al birr wal birr yahdi ila an-nar ila al janna afwan ma ngok li ma bëgg a wax foofu mooy lan gis nga mbokk yi suñu bëggee jaar ci buntub naasir yi dem aljanna muy an naasir mooy ñun dañuy nangu dëgg di dund dëgg di dundal dëgg di dundee dëgg waaye nag lépp li ñuy def ci dëgg nañ ko defee ak dëgg bañ ko defee ak leneen waaw bañ a clignoter à gauche jaar droite waaw bañ a nekk fake na nekk ay nañu réel ci sunu digganteeg sunu borom nan réel sunu digganteeg sunu bopp nan réel sunu digganteeg sunu morom yi jaam te bañ a nekk fake loolu laa leen di wax de loolu laay wax sama bopp manit nañu nekk ay fursaanul xaq mooy des chevaliers de la vérité mooy fu dëgg nekk ñu fekk ko fa fu dëgg jóge ñu jóge fa dem suñu yoon fu dëgg ku yor dëgg ku mënti doon même bu dee ku ñu neexul la ñu nangul ko dëggam mais c'est ça mais hypocrisie te léeg-léeg da ngay xool dëgg gi nga xam ne lii dëgg la nga xam nga ne ah non mais kii ko wax fee la bokk wala kii moo ko fii la jóge déedéet te pourtant nit ñi dañuy fo parce que gis nga bu dee da ngaa dem hôpital ñu lay piqûre doo xam ndax kii
tijaan la wala murit la wala xaadir la wala ku gàtt la wala ku njool la wala ku xees la wala naar la wala sa yoon nekku ci da ngay faju rek yooyu wér moo la tax a jóg kuy wut dëgg tamit noonu nga war a mel moo soo gis kuy wax ne man du ma laal xaalisu tijaan wala du ma laal xaalisu murit déedéet xaalis rek nga bëgg xaalis fu mu xaalisoo nga jël exemple yaa ngo waaw dëgg lii mooy dëgg foo ko gisee nangul défendre ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax ku gis lu ñaaw mooy lu dul dëgg nee na na nga ko soppi ci sa làmmiñ na nga ko soppi ci sa loxo soo ko mënul nga soppi ko ci sa làmmiñ soo ko mënul nga soppi ko ci sa xol kon kenn amul raison pour ne pas défendre la vérité amul benn raison toujours dañoo war a pare pour défendre la vérité parce que kooku ku koy def rek yaa ngi jàppale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma ci bëgg a wax tamit mooy gis nga défendre la vérité c'est aussi défendre les défenseurs de la vérité gis nga Seydina Muhammad mi nga xamante ne mooy an-Nasir al-Haqiqi sallallahu alayhi wa sallam an-Nasir al-awwal sallallahu alayhi wa sallam le premier défenseur l'ultime défenseur de la vérité moom sang bi dañ ko war a défendre xamoo leen loolu dañ ko war a défendre waruñoo nangu kenn muy ku góor muy ku jigéen muy ku mag muy ku ndaw kenn waruñoo nangu kenn di fonto Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déedéet waruñ ko accepter loolu moo taxoon ma wax ne dañoo war a défendre yonent bi contre qui contre les ennemis du dedans et les ennemis du dehors waaw maa leen wax loolu bindal leen ma loolu les ennemis du dedans et les ennemis du dehors am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci biir jullit yi tudd ay turi jullit ay turi yonent ay turi saxaaba te ay noonu Seydina Muhammad lañu ñooñu buñ leen may dara fu ñu jugee nañu jóg fu ñu waxee nañ ko weddi fu ñu fenee nañ leen wax ni fen nañu ndax xam nga le problème mooy dañuy yóbbaale suñuy njaboot am na yu fi xewoon jamono yi bi may wax dama leen man waxuma pour ñooñ sax du ma leen tudd bugguma leen tudd sax ci xadra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet waaye fen yi ñu fen dinaa ko leeral ba ku ko dégg xam ni kii day fen jeex na ngir njaboot gi bañ a wax ne pourtant est-ce que xam nga intellectuel yi dañoo gaaw ci loolu pourtant est-ce que lii mu wax sax ça donne à réfléchir est-ce que lii du nangam su ko defee nga dugg ci nag xal ko waaw moo tax noonu la bi ñu songee yonent bi forsaarul xaq yëpp jug nañu naasirul xaq yëpp jug nañu défendre Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wan gaa yi ne leen ñoo ngi toog tolérant nañu am nañ jàmm ay suufi lañu ñoo ngi ak suñuy kurus waaye nag suñu soppe bii ñuy xëy di ko tudd subaak ngoon di julli ci moom subaak ngoon moo ñu gënal suñu ndey moo ñu gënal suñu baay moo ñu gënal suñuy maam moo ñu gënal suñuy sëriñ moo ñu gënal seeni sëriñ ñoom moo ñu gënal seeni sëriñ moo ñu gënal léppam moo ñu gënal Seydina Muhammad léppam moo ñu gënal suñu lépp féppam moo ñu gënal suñu fépp ñëppam moo ñu gënal suñu ñëpp Màkka gëm juddoo moo ñu gënal fu ñu juddoo ñun Madina gañ ko denc moo ñu gënal fu ñu denc ñun ay njabootam moo ñu gënal suñuy njaboot jawwoom moo ñu gënal suñu jaww téeréem bi di alxuraan moo ñu gënal lépp lu ñu mën a yor ci àdduna muy këyit saxaabaam yooyu moo ñu gënal xarit bu ñu mënti am ci kaw suuf mais noonu laa la ko mën a la toppalee mbokk yi bala 35 du jeex xoolal moom lañ teg ci kaw lépp sallallahu alayhi wa sallam duñu nangu kenn di ko fontoo xoolal bu mu nekk les ennemis du dedans bu mu nekk les ennemis du dehors am na ñoo xamante ni ils sont des ennemis déclarés du prophète ñooñu ñoo gën a yomb a xeexal parce que ñooñu xam nañ leen mais ñi gën a garaaw mooy ñi nga xamante ni ñooy bokk ak ñoom di julli bokk ak ñoom di woor léeg-léeg sax ñuy manipuler alquran di wax ay aaya di wax ay hadis te fekk ni yonent bi morom lañ ko def suñ ko gisoon tey jii wallahi dañuy toog ak moom naan dañuy werante ak moom naan ko pourquoi ça pourquoi ceci lu tax laa lu tax defewuñu ko woon nii lu tax ñu lii ñu yooyu la ñuy wax yonent bi ma ne ko yow de wuute nga ak Cheikh na Ahmad Tidiane mi nga xamante ni heure bu gisaan yonent bi day seey ba Seydi Damraawi mooy wax ak yonent bi bokkoo leen de xam nga loolu moo tax tarbiya am solo loolu moo tax tarbiya am solo nit suñ la tarbiyewul nandalul la ci leeru salaatul fatihi dugalul la ci mbootug laa ilaha illallah génn la foofu dugal la ci mbootug la muhammadur rasulullah joxal xamal la mbootu alquran xamal la sa taxawaay ci xadara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais sëñ bi da ngay jaxase rek di dem da ngay mbëkk di dem rek te loolu li lay rey mooy démb li ma waxoon fatxul kaw nii day xalak nit fatxul kaw nii ku ko am te amoo kilifa da ngay torox
te ñu bëri loolu moo leen rey mooy les livres ils sont superficiels ils lire les lettres seulement te fekk il y a entre les lignes d'autres lignes entre les lignes d'autres mots d'autres lettres derrière les lignes il y a d'autres lignes d'autres lettres d'autres connaissances d'autres théophanies d'autres influx venant de la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam lii soo ko xamul nag nooy def da ngay mbëkk di ngay mbëkk rek di dem léegi nag soo mbëkkee di dem ba ñëw bëgg a mbëkk nag mbiru Seydina Muhammad ñu ne la kaay ñëwal soo ko mbëkkee lenn moo fi am sa bopp bi mooy toj wala ñu téye la lijjanti la waaw les ennemis du dedans et les ennemis du dehors yonent bi kenn du weranteeg moom looy wax ak moom kooku ku ko gis da ngay seey da ngay dee dootoo fi nekk laa ilaha illallah dootoo fi nekk Cheikh Tidiane moo ko xam moo tax ba moom du ko gisaan danaan mër ne mën tëj Seydi Damraawi la mujjee woo ne ko kaay ñëwal am na yu muy bëgg a wax ak sama maam te mënuma ko wax ak moom waaw yow nga bëgg a toog ak yonent bi naan ko waaw pourquoi lii pourquoi là am na loo xamante ni dañ cee war a discuter am na ñoo xamante ni fi ne nii jàpp nañ ni ñoom duñ gisoon Cheikh Al Hadj Omarul Fouti wala ñu gis ak Cheikh Al Hadj Malick wala Cheikh Ibrahim Niass wala Cheikh Abdoulaye Niass wala maam Ahmad Baro Ndiéguène wala Cheikh Abbas pour ñoom duñ leen gisoon nii ci jamono dañuy toog di discuter ak ñoom la ilaha illallah yow xamoo li ngay wax de xamoo li ngay tëddal neel ñareet neel mër neel menteñ neel mes kenn du discuter ak ñooñu da nga leen di xool di tëbbu ci ñoom di defaru ci ñoom di naan ci ñoom di mos ci ñoom di branché wu ci ñoom di irrigué wu ci ñoom di arrosé wu ci ñoom waxuma laa nag seen sang mooy Seydina Muhammad waaw nasirul xaq bil xaq kon yàlla ñu yàlla boole dimbali yàlla ñu yàlla boole jàppale nañu taxaw dëgg de yonent bi waxoon na ne mujjug jamono téye dëgg mook téye xalu safara ñooy am loolu neexul lakk rek soo ko defee rek dee nga waxuma laa nag nga téye xal nag war koo yor bi nga nekkee 14 ans jëm ba 70 ans wala 80 ans waaye nag neexul waaye nag mujj ga moo gën wala aqibatu lit taqwa wala aqibatu lil muttaqin am na benn mbokk mu garaaw mu ma laajoon ne ma waa sëriñ lan mooy différence u wala aqibatu lit taqwa ak wala aqibatu lil muttaqin finalité bi ñi ko moom mooy ñi ragal yàlla bii mu ne finalité bi ñi ko moom li ko moom mooy ragal yàlla waaw kooku na ngeen ma ko dencal dégg nga waaw sëñ ku fi Mouhamed Dia wala ñooñu thème boobu dencal leen ma ko kooku dafa garaaw de xalaat leen ci waaw yàlla nee na finalité bi le dernier mot ñi ko moom mooy ñi ragal yàlla beneen bi mu ne le dernier mot li ko moom mooy ragal yàlla am na ku ma laaj fii ne ma waaw lu tax loolu ñaar yooyu lu tax loolu dama ko gis ci alquran waaw kooku dañ koy def direct boppam incha allah yàlla nañu yàlla boole dimbali kon incha allah du ñu yàlla dimbalee bu subaa dinañ ñëw ci alhaadi kooku nag mbóot maa ngoog dinañu mayaat ñu waxtaanaat tuuti ci imaamul mahdi ak ñi doon yonent bi mooy warasatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci borom xam-xam yi ak lawliyaa yi dinañ ko leeral incha allahu taala yàlla nañu yàlla boole jàppale su ko defee incha allah dañoo bëgg a jeexal lii duñ demee ñu jeexal alhaadi suba ginnaaw suba ñu mën a jublu ci jawharatul kamal wax ci jawharatul jalal wax ci jawharatul jamal suñu paree ci loolu nag mën a ubbi buntu bi nga xamante ni nag moom la ñu askanale jagleel ko alxatmu tijaani muy Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu anhu muy liggéey bu rëy a rëy boo xamante ni nar nañ cee feeñal ay mbóotu yu doy waar ci tariqa tijaan waaw du mbóot yooyu nag gars yi di façon mbóot yi ñuy wax de déedéet ay yu ñu tiim la nii mais da nga koy tiim te doo ko gis yooyu la ñuy feeñal rek waaw tamit dinañ leen wax ay mbóot yu doy waar waaw parce que Cheikh Tidiane dafa doy waar waaw am na ay mbóot yu garaaw yu nekk ci moom danañ ko leeral ndax il faut que ngeen xam par exemple gis nga ustaas wala firikat wala borom xam-xam kuñ jiite ne borom xam-xam la wala imam wala waaraatekat ku nekk ci Facebook wala YouTube wala Sénégal wala feneen pourquoi ñuy diingat Cheikhu Tidiane kan mooy diingat Cheikh lan moo tax ñuy dingat Cheikh loolu dinañ ko leeral ba foo leen gisati kuy dingat Cheikh rek ngeen xam ne moo nangam la daan leen jox mbóot mi daa leen jox mbóot mi te mbóot mi moo ngi suratu Nuun wal qalam lépp ci alquran la ndax Cheikh alquran rek lañ ko mën a défendre kenn mënu ko défendre ci ay neen ak ay caaxaan ak wax yu tàng ak wax yu metti ak xuloo déedéet xam-xam rek alquran kese waaw dinaa leen ko leeral lool ci biir liggéey boobu ñuy waaj a def incha allah à partir de lundi ou dimanche
wala mardi. yal nañu yàlla boole jàppale bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. su ko defee tey guddi ajjuma la, mbokk yaa ngi ci seen i kurus, ñoo ngi dem ci guddi ajjuma yi, ñoo ngi def seen i dog, ñoo ngi ñaan aarifine yaa ngi sikkar di fàttaliku yàlla, di jooy, di baalu yàlla seen i bàkkaar di waajal ajjuma incha allah ak li ci yàlla dëxañ yëpp ci xam-xam ak leer ak cër fa tabarakallahu. ñoo ngi ñaanal ñëpp, di ziar ñëpp, di ñaanal ñëpp jàmm, ñaanal ñi connecté wu ñëpp di ñu suivre partout dans le monde, dans les 5 continents macha allah. ba Japon mbokk yaa nga fa di ñu suivre ba Indonésie mbokk yaa nga fa di ñu suivre macha allah. Amérique moom jarul wax, Europe jarul wax tabarakallahu, Afrique ba Gabon ba Congo ba Mali ba Niger ñëpp a ngi ñuy suivre. ñoo ngi leen di ziara kenn ku ci nekk di la jox loxo cofeel, di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak mucc ak muccule, di sàkku ci yéen tamit ngeen ñaanal ñu yàlla defaral ñu suñu àdduna ak suñu àllaaxira tabarakallah. maa ngi leen di ñaan tamit tey loolu laa bëgg a tëjee incha allah, ñu bàyyi xel bu baax mbokk yi jullit yi faatu yëpp, ñu ñaanal leen yàlla yàlla yërëm leen, yàlla jéggal leen, yàlla baal leen, yàlla suturaal leen jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. di ndokkeel mbokk yëpp ci xew-xew yi. am na ku ñuy wax soppay xalifa, sunu mbokk taalibi la, ñoo bokk xadra, toujours da ngeen koy gis muy connecté, heure bu ma duggee rek ngeen gis mu dugg. waaw ku baax la, di bind arab léeg-léeg. soppay xalifa dafa wax ne wéy juróom moo gaañu, dégg nañ ko, yàlla na yàlla yërëm ko, yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na ko yàlla baal, yàlla na ko yàlla suturaal. dafa am nag koo xamante ni defal na ma lu baax wax dëgg yàlla, te xeeb naa ci sama bopp pour ñaanal ko wax dëgg yàlla, ndax jëf sax amul solo, jëf amul solo, waaye jëfin moo am solo. waaw jëf am na solo, waaye li gën mooy jëfin. waaw jëfin moo am solo. waaw dama ci laawaale sax ñeneen ñoo xamante ni def nañ lu baax, dimbali nañ ay nit, jàppale nañ ñu feebar, jàppale nañ ñu waroon opéré, ñu nekkoon ci ay xat-xat yu kenn mënta expliquer. waaw te bëgguñu kenn xam ni def nañ lu baax lu mel noonu. maa ngi leen di ñaan ngeen jàng fatiha, yéen ñi muy suivre ñëpp ñu bokk jàng fatiha, def salaatul fatiha. waaw yàlla faj seen aajo. ki ma leen di wax daf maa defal lu baax lu mu ko mënta fayee, te du jëf ji sax, waaye jëfin wi moo rëy. li ci des ñii may wax ñu ñaanal leen tamit, dañoo def lu baax jëmale ko ci waaju baax, mu jaar ci man, ñu dimbali koo xamante ni def nañ seen alal sonn ci ngir jëm yàlla, te xamuñu sax kooku gis ñu ko, suñ ko gisoon duñ ko nuyu. waaw ba yàlla def ko may ko jàmm. waaw ngeen may ma fatiha, maa ngi leen koy ñaan yéen ñëpp, maa ngi leen koy yalwaan ak salaatu fatiha, yéene ko ñii ma leen di wax, kii ma defal lu baax lii ak ñii ma defal lu baax lii, jëme ko ci jaam, jaare ko ci man. yàlla na yàlla fay leen yiw àdduna ak alaxira, yàlla defaral leen seen àdduna ak seen alaxira, yàlla taal seeni mbir ni yëfi tàkkee, yàlla na taale noonu seeni mbir, jox leen lu ñu njortul, lu ñu xalaatul, lu ñu yaakaarul, def leen ay milliardaire. waaw barke alquran. am na ñoo xamante ne ñoo war a am. waaw koo xamante ni su amee day dem di ko baataree fee, di caaxaan, di fo, di dem di def jet setting xaw ma lan, di yéeg di dem ci ay soirée, di topp musicien, di lambar di taxawaalu, jigéen ju rafet joo dégg dem jël ko di fo, di tax ñooñu waruñoo am dara. mais ñi war a am dëgg mooy ñi nga xamante ni xam nañ seen farata di ko ci def, di toppatoo seen i wéjur, di dimbali mbokk yi, lu ñu am jaamu ca yàlla, te duñ fo, duñ caaxaan, duñ dugg ci benn détail bu yàlla bëggul. yàlla ñu yàlla boole jàppale. maa ngi leen di ñaan fatiha yéen ñëpp ak salaatu fatiha, yéen a ko bokk yooyu. yàlla xam na leen, man xam naa leen, ñoom xam nañu. waaw duñu wax seen tur ndax bëgguñu ko. waaw waaye nag yàlla xam na leen, man xam naa leen, ñoom xam nañu. ña ñu defal teraanga ji xam nañ leen. yàlla na yàlla fay leen. xam loo xam ne ku ko def ko ci famille, yàlla rek la mën a fay. yàlla ñu yàlla boole fay barke alquran barke salaatu fatiha. waaw bismillahi rahmaani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani irrahim, maliki yawmi ddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqima, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ddallin, amin. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa, nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات،
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. yéen ñuy suivre ñëpp ak ñi war a suivre du vidéo bi jeexee sax yàlla képp ku ko dégg rek yàlla na yàlla faj say aajo yëpp li ngay sàkku yàlla na ko yàlla jox li nga ragal yàlla boo ko séen yàlla na yàlla xëccal la yiw àdduna ak yiw àllaaxira yàlla fóotal la sa xol def ci ngëm ak leer ak cofeelu yàlla ak cofeelu yonent bi ak cofeelu ku sopp yàlla ak cofeelu ku sopp yonent bi yàlla musal la muccal la protéger la sàmm la ci lépp luy lore musal la ci ndok musal la ci ndok musal la ci ndok musal ñu ñun ñëpp ci ndok musal ñu ci blocage musal ñu ci yàqu ak yàqule musal ñu ci beew ak réew ak gis suñu bopp yàlla bu ñu réew yàlla bu ñu beew yàlla bu ñu gis seen bopp yàlla bu ñu beew yàlla bu ñu réew yàlla bu ñu gis seen bopp yàlla nañu yàlla musal ci yàqu ak yàqule yàlla nañu yàlla musal ci yàqu ak yàqule yàlla nañu yàlla musal ci ndok yàlla nañu yàlla musal ci ndok yàlla nañu yàlla musal ci feebar yu bon yi di ravager àdduna bi di bëgg a toj àdduna bi yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu yàlla sàmm ci zahir sàmm ñu ci baatin sàmm ñu suñu teewaay sàmm ñu suñu wuute sàmm képp ku bokk ci ñun sàmm lépp lu bokk ci ñun ñi nga xamante ni ñoom laa yéene ñaan gii yàlla na yàlla faj seen aajo ki ma defal lu baax li yàlla na yàlla faj aajoom ñi def lu baax li jëmee ko ci ay jaam jaarale ko ci man te loolu mat na ab weer yàlla na yàlla faj seen aajo ñi muy suivre ñëpp ñaan gii yàlla ko yàlla ful multiplier ko jox leen ci yéeni seen wàll ba ngeen jot ko bi jaahi sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi sàkku seen ñaan yéen it ngeen ñaanal ma yàlla waaw sutura àdduna ak alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah